Welcome back to Aji's Corner on this Tuesday. Tema am fi Ken Kudut Easy T, one of the rappers in the Gambia. You know, one of the best. Could even the questions in one of the best rappers nga indi. Easy mabay la nga nuyu askan bi su ko defé tay mom ñu tangal tog bi tuti mu ne Yeah, assalamu alaikum. Like I said, it is my first time here, and I really appreciate this coming from you. You're in the fee. To be honest, it's really nice and for now, Lord, like and shout out to everybody holding it down. Shout out dama do wax ben producer legi manako dama dem Easy T la mu dama Easy T mané waaw mu dama waaw yo naka nga génné koku manako bo lu ko lidé ñi walé dé lok ma wala welcome to Aji's Corner comme ni mako dé waxé rek plateforme bi Aji's Corner pour yeen ñepp la amul faawale amul hajal artists, it does not matter who, and content creators, influencers, everybody Aji's Corner pour yeen la Easy pour ñu tambalé rek dañ bëggona xam a little bit of kan moy Easy T comme ni mako waxé fi ma ngi xajaan sana wa Banjul parce que xam nga man suma yaay wa Banjul la ndekete Easy mu ne daf Banjul la dafa rax ak fenen so Easy dañ bëggona xam little bit of Easy T kan moy Easy T fo judo fo yaro ak sa jaar daaw Easy Ibo Town la judo yo sorry wulo ma no way my business suma parents they're from suma is from Banjul. Okay. So what one Lancaster digante Lancaster ak Tobacco yaga motax ñu jéré ko baax dama da nek fofu di courier boy di jël sen dalay di ay xam nga yu démé nonu tamé xalé ñu ki dafa dëgër boppa yóbbu leen ko Ibo Town. So I was basically raised there. Secondary school, Okay. So Easy, how are you connected to Banjul? Because a lot of people say the Easy artist is Banjul la. Yeah, because damade rep Banjul because fofu la suma lay joge ak suma ma. Banjul la fa nek dëkk bo xamne xam nga ba Banjul dañ mëna xañ. So for you, wow, wax dëgga Easy dañ bëggoon a xam yow dañ dee dégga Easy T so lan moo nekk real name Easy T Easy Aliou la tudd Aliou naka maa santuloo Jóob Faal non santa Faal Jaalo oh Easy ma ne ko borom nag ya meew yi jeex na tak Easy dañ bëggoon a xam comme Easy T moom naka la def ba dugg si biir music naka nga starté music ndax nit la inspire ndax da nga jékki-jékki rek mu nekk loo xam ne da nga ko feel then you decided to start doing music naka la Easy starté music basically man I was a poet I was doing poetry doing school Okay. Yeah, but then dafa dem be ben point dafa am suma ben uncle dañ xala mom like my brother lu nekk ñu ko daan defandor waye dafa gënon aduna so I was like one day I'm gonna do something for him understand nga pour ñu ko fatali always comme mu rir la because nga day xale dafa gra so after that I started listening to rap music shout out to Racine Bow moment to see pop music and I started listening to it but then I fell in love with the craft the way hip-hop artists paint music paint pictures when it comes to storytelling so I was like yeah why not and it's gonna last so basically lolu moma inspire buga defal dara suma uncle and started listening to hip-hop and that's it. So because of your poetry, danga like poetry, moo taxoon nga muna binda parce que according to what I heard, rumor says ne Easy T is a very good rapper, danga lyrical and one of the most lyricalists in the industry. So lolu tamit is it a talent or danga am put janga ko dem the research or how did you become one of the most lyrical people in the industry? Aji so bàyyi xel man suma fani sa it's not like suma fani by force nga am normal si words understand il faut nga xam the figure of speech
that is how I brand myself. Understand that? Loolu nekk na loo xam balaa hip hop music. Man loolu dama ko dunda comme dama ko bëgg trop dama ko over bëgg. So ma infuse ko si hip hop music. I adore hip hop music tamit. But then I had the words. Understand? I had the words. I just didn't know how to infuse it with the hip hop. But then as time goes on, I just I'm gonna. I happen to do it. Aku study. This guy already you gave me that the best rapper in the industry, but underrated. Already this guy go Fini. Easy. Just then you're one of the rappers nga xamne si cypher bi ngeen jaar. Naka nga def yow be jaar si cypher bi be neka one of students si talibé yi or members or team member, how no matter how you call it, of cypher. When the cypher started, when time my door music, at time cypher be don't dole. The time cypher be don't start, danaka bena. When I recorded my first song, at Shy Boy, my mom this type of songs from I'm not going to have guy. Okay. That was when I hollered shout out to Ace one day. And he was like, okay, good. And then I'll get feedback later. On Japan, maybe the songs, but then yeah, maybe the songs are nice. Why Munuma wanted to nice because Starala, understand? And that was when we started working together. But why wouldn't anyone tell you that such songs is so nice? Even though you are a starter, why would anyone not tell you that your songs are nice? To you, but for Lolu, is it not gonna add some courage or encourage la to do more or motivate la? People have different. I'm not going to say song dafa nice. Dafa fane mo ray gain it. Dafa dem xam nga di hañu fekka they still but I'm not saying so len bëgg gina ñaax depending on nuñ presentation bok so len wax na stand al na wone dama nga yokal liggéey understand okay. Yeah, I started working then mo lick my producers someone like Moji it's been a minute. Then you then from that the cypher started and I just kicked it. Easy, you're being a join a cypher bib. Can more make as a first stage performance? Was it being a join a cypher or before cypher? So make a cypher bila fun la one. Man basically cypher nyoma dika jo platform. Okay. Like it Lulu my fun the second cypher. The first time my stage yeah, blended. And fun la one so first stage performance with cypher. Bika Garas. Okay, someone is saying some background noise. Hit na mota tabi niyo kumadila di ko ba? Har matry magene la induwat na maset. Hold on. Sorry. Yeah. Guys, ngeen balal ñun da ngeen na understand tam Easy TV Gambia la nekk de. So balal leen ñu rek. And patience maa ngi bëgg a wax Brikama sax because kii muy biir a Brikama Garas sorry about that. So we need to know and also understand the Easy is in the Gambia. So nekkee Gambia tamit reception bi daf dee mun a po Easy hard I think naa la mun a taala kam ba okay, maybe that would be better. Easy. Basically, this thing cypher be fufuga. You're one of their members. Then bugona ham. You're being a naked cypher be kan gafa fake and tell as a rapper. Senior ham ne rapper len musician len leg ni new si industry be or buy it. Okay, apart from Ace, a koto ifo nekon mas Smoke Doctor. Likes of Pitaga. I don't know if you're getting me clearly now. Yeah, Blegi Maladega clearly, yeah. It's better than Togala and join hands. If I can name a few, then Halei, you see Ruby Mace, Mike Jada,
Mojilo, Big Fa was even elder by then. Mhm. And Bilal fell in there. Everybody, almost every rapper in the game right now and before, they were all part of the cipher. Understand? Except ñu daan def rap mbalax before. Di daan ñëw ñu foofu. mel ni comme ñoom Di Baye rap Babu, ñoom Tam 50, G at some point, but then loolu fana man I never had issue with G because moom suma cousin la I later line understand ñoom Okay. ñoom ñëpp ci beneen side nañ ne ko but then I knew all these people and I respect them, I studied them. Easy. There's one thing about Cypher B, and you mentioned it. The thing about strict hip hop music ak rap mbala. What was the issue? Because I kept asking everybody that comes here, and I think that most of you rap a Cypher B. ñi nga xam ne dañ fa nekkoon dañ fa jar I think that this is something loo xam ne mu ngi leen a affect a lot of them te soo gisee ñi nga xam ne some of you that stays with strictly hip hop you guys soo seetloo léegi seen carrière bi ak li nekk di méngoo dafa uti nga seet ñi nga xam ne they decide Cypher lañ nekkoon comme Massi attaque yi ñu decide to say you know I'm gonna flip it to rap mbala nga gis ne ñoom ba tey they're getting somewhere so what was the issue ak rap mbala ak léegi luy issue bi ak rap mbala and don't you think ne da ngeen war a switch basically man jàppewuma ko comme mbiri kii fii la nekk ak fële because man su fekkee loolu la sax even back in the day si Cypher bi someone like me I was kind of doing new school hip hop with the crew, understand? And the Cypher was like strictly hardcore type of stuff, xam nga? Yeah. And loolu noonu man fana dama ko xeex si biir foofu because ñun always suñu jumping we perform trap music, understand? Crunk music and everybody started dancing, xam nga? Comme yu mel noonu. And dang dee gis ne si boppi koto yi they like nigga boy waruloo def lii nii but that wasn't the concept man filu ma ne comme dañu waroon a tënk si benn boor but even though understand ma ne for instance rap mbala was a genre that was going against hip hop time bobu understand nekkul ne comme hip hop artists yi dañ bañoon a def lii but there was a fight that was going on understand there was a beef that was going on so it is between two genres understand so yow du mën a wax ne genre bi ngay rap at the end of the day nga dem si beneen type of music understand that wasn't but it wasn't like ne comme we started hating on it déedéet man soo bàyyi xel suma last song bi yu mel noonu ba pare my question here is some of them then believe ne rap mbalax bi dafa jigéene or like I want to know what's the deep issue about rap mbalax because ñun jigéen soo ko seetloo man I don't like strictly hip hop. Wow, exactly. Because the other time I was here on live with Mike Jada, I said to him, listen, man, I will tell you from like everybody's point of view or how I think about it now. I think that you're a good artist, you're a good rapper. Manako, but I feel that you should sift a little bit purunga mengo at jamano because linga rap, like if I go to the TV, YouTube and watch it, I watch it once and I'm like, he's beefing and I'm done with it. But I want you to give us something. They say delu what munsi fecha munsi yegatu. So mata man bete munuma understand the strictly hip hop hardcore begin then def ak rap malabi like what's the issue? Ndax yow legi su jamono buñ nekk nii soo waree def music dangaa delluwaat si the same thing wala danga ko oyofal lumbal ko tuuti lumbal suma waree delluwaat dan nga miin because easy kenn déggatul la yow kenn déggul waaye man fanaa last 3 weeks ak laa drop a song just last 3 weeks or 4 waa déglu waa last 3 weeks or 4 nga drop song but how many of us knows the last 3 weeks nga drop song you've got fans that is not my fault that is your fault man no how léegi wax ba naka nekk suma fault man I'm putting out the work out there okay if I am putting out the work out there I think it is your job to make sure that it reaches to people, isn't it? But don't you think also it is your job or your team's job to reach out to every platform? Well, lolo amna. Wa bor bobu nonu mom dama sédé bilem sama bobu bu baaxa baaxa. Yo wala dama la send message ben message 2 days ko dey reply wat. Lolo yo le nga dem sama phone. No wa lolo amna. Lolo amna. Guy dina God's favorite. Bobu dinañ ci ñew. Listen. What I'm saying is
uh, throughout sa career as a presenter. Xam nga soo bàyyi xel invite nga comme rapport yoo xamante ne nii I go Yeah. back and forth with them a whole lot of times. Invite nga ku mel ni OG Mike and a whole lot of them. Definitely. Why not me? Te soo bàyyi xel ñoom seen history yëpp. They Yeah. always have something to do with me every year. Yes, every time. Whatever No, mistake- even my questions, you pop up every time when I have to have them. Now, here is the reason why. This is why I like this thing. You see, we are having to put up. The reason why I didn't get in touch with you because sometimes ñoom seen boppa ñooma dee message, and I'm not gonna lie to you. Even with the last beef, Mike had to message me and said, "When am I coming?" And last week, OG had to message me and said, "Aji mangi am project. You understand what I mean? I need to come. You understand what I mean?" And malado tay eleg mangi am no wa gana eleg Thursday mangi am acidic and acidic team am bi sticky B mama message. So numtuda Sunday mangi am OG log. OG messaged me and said he is working with J Life. Why I want to come to your platform and showcase what I'm working on. And Dr. Kohate, Omaja, OG, to the Lil Oms. I spoke to him today. Because yes, program of New Year's. Because sometimes I understand I'm only human. And this is sometimes yes. So nekelo hamne come the in the controversy that they wanna make a small mind put my pop up and go and chase that person. But to be honest, I should have reached out because you're part of the issue. Because drop nganyari beef songs sa fang na pur mic. Huh? For that beef, this number is this one. Is it this number? This No, number? no. This one. This one? No, not really. No, come on. Well, I saw that. well, to be honest, my bad. I apologize because every time ma introduce them and halay sa dañ fi dee nekk di ma naan may jëda nu ragale easy tea industry bi yëpp easy tea rek la ragal indil easy tea. To be honest, xam nga sa ñëw sa naka la xapp ne nit xale góor yi fii ñoo ma contact ne ma Mike easy tea rek la ragal easy tea arrange na interview. Like somebody called me and said, "Arrange na interview at Easy Tea." I was like, "Huh? Kay, munema, wana ako de team am bigla la call." I was like, "Okay, fine." And attack tamit last so yam bi ñom ñoko arrange fi ko ñu ne ma call attack ñu jokko date jokko time. You understand what I mean? Fancy tamit the other side comme dañ ma dee nekk di buxanta indil kii ñoom seen boppa ñu dem te yàlla xam na des one of my followers arrange this interview te tey dama ko mujjee seen message ne ko yaa ngee ñëw thank you very much and I appreciate the fact ne link na ma ak yow te imagine ki dee bi no question si tey moo ko yaa ñëw he was very happy mu ne ma oh my god that's my artist mu ne you're one of his favorite in the industry. Again we apologize our bad. So you continue feeling the wasi about music. But you tell me, please, artist we said that we are only human. Sometimes you have to reach out. Understand what I mean? Pour you tell me swing lige mu gëna easy. Yeah, easy ñu delu wasi cypher bi. Cypher bi nekk na loo xam ne yéen ñëpp foofu ngeen jógee. But soo ko seetloo right now, is it ne beef bi ngeen daan am si cypher bi class bi ngeen daan am si cypher bi o beef boo leen fa amoon o li ngeen daan dem face to face si cypher bi is it ne issue boobu noonu moom ngeen am ba tey ba nga xam ne ba tey da ngeen dee classe yani neen ñi jógee si cypher bi. Bu njëkk bi ñun artistes yi duñ daan classante sax. We don't normally do that. Bu njëkk dañ naan here together. Understand? Okay. Because we had a bigger genre boo xamante ne dañ fa bëggoon a penetrate. Te ñu doon follow one by one. Understand? Yeah. But then dafa mel ni buñ demee ba win competition boobu because dañ dem ba after si dañ nekkoon seen biir. dañ dem ba di xalaatoon pour ne next step bi mooy woon feesal stade. Understand? Time boobu booy yi kenn feesalutoon stade. Time boobu kenn xalaatu ko sax. But then after loolu something happened si koto yi. Understand? And after loolu Killa Ace am yaba ak government bi. Understand? Then from that loolu nekkoon setback. So dañ waroon a start at fresh. Start at fresh boobu noonu tamit. Loolu foofu la ego si dooree di collide. nga dugga fële Facebook capa Mike mu laa saaga xam nga nga dugga fële ne lay capa kii nii then that was when we started xam nga going back and forth and we instead of léegi ñu push benn agenda boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokkoon ñu door di separate mel ni comme daal dañu tagaale daal dañu digaale xaw ma yeah because this is what I don't get you don't get along with Mike. OG does not get along with Mike. Lil Oms does not get with Attack and does not get with does not get along with some of them. Like it's just a roller coaster cycle bi ñëpp ku nekk mu ngi am isoma kii kele mu ngi am ba pare yenn neen nekk di
Okay, my question is, you must not have a battle with any of those artists in Cypher Bi nga win or you win. Like, have you ever got a face to face with any of them? I Can did. you know? Ruby Mace. Mace, you know this guy too. I heard about him a lot. Yeah. I need to get, so I'm a contact. Get me his contact. I have to Sure. bring that I guy. must do Yeah, that. definitely. I heard he's very good. Today I had that Buma Wahed na Yola Idi. Yo, yeah, Ruby, can more win. Ruby, can I elaborate on that, please? Okay, go ahead. Yeah, definitely. The platform is yours. Yeah, the thing is, bu is demee bu mu dawee sa lay wax dafa daw bàyyi ñu game bi. Understand nga? So dafa mel ni Cypher Bi was like a threat. Understand nga? So ñun dañ ko am pour indiwaat waaye time ñu ko indi time boobu noonu Yaya Jammeh mu ñu bàyyi xel. Okay. Understand nga? Yeah. Then decide on pour battle pour revive at game bi. Understand nga? Man, I was not even a battle rapper. Understand nga? So Mace was like let's do it. Understand nga? Let's do it. I'm gonna show you how to battle. Okay. Understand nga? So Mace si boppam Yeah. jëlee some clues and started listening to other videos. Xam nga? Around battle URL league bi, and that was when I was fully equipped and I was like, yeah, I think I can do it. So lu ma def Ruby mooy su ma ñëwee dama ko day jaay ne man parewu ma. yow da maa rey pak xam nga comme lu mel noonu. maa ngi pare maa ngi rehearse like 24/7. Yeah. suma boss yëpp after dama ko am pour record di ko déglu fu ma munti dem ba mu des su ma demee saytam. Understand nga dama ko nax. dama prepare. prepare ba nga xamante ne nii dama ñëw si barul bi sax. first round bi sax dama ko won ne comme baaxut. Understand nga dama ko jox confidence si barul boobu noonu. To be honest, understand nga. And I think loolu moo tax ma xala am edge. But then Ruby moom moo coordinate barul boobu. ba pare de tamit ñun time boobu noonu defañ ko woon pour maanaam moom ñu winante sax de. ñu ko def mooy dañ ko a revive at game bi because ñu ngi batul sax gis NIA ñu ngi taxaw bu mistake ne waxoon foofu noonu Yaya Jammeh sax barul bi dafa jeex te dañu doon téye ñun ñëpp tëj ñu understand nga but then we had to do it because we love hip hop understand and we still do then I think I believe that I have an edge over you according to the crowd because after for our second round am bi or third round am daf de xala dafa càng nekkul ne dama ko win sa waaye dafa càng so càng boobu noonu la crowd bi use ne okay easy moo win barrel bi but it was fair. And you know something about Jensen rap beef beanie, it made me as a woman in the industry fall in love with rap, to be honest. Yeah, I am a singer kind of girl, if you understand, but I was more into the singers. But recently, oh my god, like dafa many man ka yaay rapay because it made me fell in love with each and every one of you lot, and dafa tax tamit ma delu back to dig into even time buñ bindé questions I had to go back to dig into some of you pour ma xam because like Mike Jada, a lot of people know Mike Jada before but man xamuma ko woon coow bi ma xamuloo Mike tamit moo laa wan ne before because man bi ma dugg si industry bi 2009 imagine man munuma leen a xam moo laa wan ne I was more focused on singers than rappers, but again this is 2009 yeah definitely is where T Smalls used to come to me man host na T Smalls what's it called again Alliance Franco 2013 imagine all those times I didn't know you guys so because ñoom Barhama ñi xam nga ñoom ñëpp xamoon naa leen ñoom Jali ñoom ñëpp xam ñoom xam nga ñoom Badi Bunka ñëpp xamoon naa leen but most of the rappers I didn't obviously I knew but I didn't know most of you guys. Killa Ace tamit a lot of Killa Ace man ko doog a xam bi jotee daw dem Sénégal nu tudda Easy yow nga nekk a rapper of Cypher ndax bi nga balaa nga génn si Cypher bi da nga amoon problème ak Killa Ace wala after bi nga génne si Cypher bi da nga am problème ak Killa Ace parce que gis nañ ne most of your diss songs dan dee mun a mention Killa Ace as someone who is selfish and dan ko dee mun a diss si sa song si so we want to know why most of the time despite being one of the members most of the time you come for Killa dañ bëgg a xam lan moo xew sa diggante Killa Ace. Well, fan laa waxee Killa Ace dafa selfish. Rubo. But I never said Ace is selfish. That's what Rubo said. Rubo said most of the time you come against you just come for Killa. So léegi wax ni da nga am problème ak Killa da amuloo problème ak Killa. No, Ace suñu am problème boo xamante ne nii
comme problème yi musical problems. No, we never had that. Rumor Even mu though, ne da nga am a problem that is hidden that you haven't said with him. no, amuñ problème boo xam ne comme dañ ko hide because Ace man dafa mel ni comme suma big brother la. When it comes to su nekkul mbiri music sa waaye Ace through moom laa tarbiyee through moom laa sigee enlightenment understand nga time bu ma bëggee woon a tarbiya si moom laa dem ne ko boy man dama bëgg a xam yàlla understand nga dama bëgg a xam yàlla te yéen dégg naa yéen taalibe bàyyi da ngeen dee xam nga da ngeen dee tarbiya xam yàlla yéen xool daal time boobu dëgg dama bëggoon a gis yàlla comme physically gis nii loolu laa bëggoon because dama doon def a whole lot of reading and people were like it's possible ba pare xam nga déglu comme baat bu ma doon toppa ñu bëri dañ doon wax ne comme mag yu bëri wala yu bëri dañ Sorry guys, comme nu ma ko waxee easy bu leen fàtte Gambia la nekk so we will have issues like that so ne leen continue tap live bi repost share while he is here again comme nu ma leen ko waxee easy is one of the rappers tamit ñi nga xam ne si bif bi la bokka so ñu indi easy ta ñu laaj ko questions tey moom hot seat bi my bad. no it's okay xam nga nit yi tamit dañ dee mun a call yeah go ahead rumor la de rumor ñu ne da nga mere Ace xaw ma lan nga amal Ace si xol ah dama amoon call non du loolu sax the thing is Ace brother la Ace comme nu ma la ko waxee true moom laa jaaree tarbiyu so kooku noonu dama nga ñeme ba nga xamante ne ni ñeme naa ko wax anything that is comme lu ma naxari understand du jaree ñu fight sax which we never did I was ready for it su fekkee ne dem naa ba di war a am lu ma naxari si the thing is musoon nañoo am benn back and forth loolu nekkutoon moom rek man maa tëboon day clash Gambia top rappers yi yëpp understand nga ñëpp laa turoo seen tur si song ñoom ñëpp dina ñëw si so after loolu like for now 19 rappers reply nañ ma back 19 rappers reply na ma ñaari yoon Ace reply na ma Bila reply na ma Basic reply na ma Big Rose reply na ma Lil Oms reply na ma Mike Jera reply na ma reply bëri na woon understand nga so coow li takar naa si loolu nekkutoon comme moom rek nekkutoon Ace rek but then it was for everybody understand that was to xam nga tub game bi la woon rek man ak Ace personally never had that look the easy sa song bi Princess Single ha malay di wat sa si jamono li nga def nii moom la joo indi sa song bi Princess Single danga fa gis rapa yu bari like you went harshly for them dañ bëgg a xam why is the song's name sa Princess Single song bi soo gisee ma tuddee ko Princess Single dëgg dama namoon coow rek danga namoon coow ma coow rek dara de nama coow léegi coow yi kam nga nama ba tuddee song bi Princess Single coow yi rapa yëpp waaye the thing is lu tax ma tuddee ko Princess benn it was because the branding wise because dafa amoon benn scene bu xewoon I think we all ji ak jabaram lañ fell off ex jabaram sorry ex jabaram and the second thing is dama bëggoon a moom si boppam laa bëggoon a punch dama ko bëggoon a waaye da ngeen dee poñ de léegi yéen ñun jigéen ñi sax da ngeen ñu see boole yéen doole day dem fight nekkul Princess Single sax ji si boppam laa bëggoon a waaye léegi waa song bi Princess Single la tudde léegi lu tax tuddee loo ko Jibu Bala Gueye non xam naa su ma ko tuddee Princess Single dina appui xam nga waaye tamit def naa mistake after loolu because after loolu laa laan ne through suma benn cousin mu ma doon explain ne comme ji nekkul si comme situation boo xam ne dina mën a respond right now mu ngi am something going on so I think nga bàyyi ko si biir and that was when I realized that was when I came home and I asked and ma wax ne mu ngi am benn problem crib xam nga fast forward and I just let that slide xam ne ñàkk a xam la rek moo tax ma def waaye su ma xamoon ne mu ngi si tolof jamono bu baax wuri naa ko léegi yow lan nga jotee ji bu baax ñoo jotee dara jotoo leen dara non su ñoo jotee léegi kan moo njëkk a start di bif dis moromam yow yaa njëkk a dis ji wala ji moo la njëkk Jibu Bala Gueye moo la njëkk parce que yow tooñkat nga Jibu Bala Gueye tooñkat nga soo xamuñ ko nag
dafa over am game spirit man maa ko call out si song si time bi paaka ñaari bool bi suma gars yi ñu ngi dégg boy ñoom gis nga gaa ñu ne yow yaa tooñ gis nga ñu ne moom la bu gis fale nga yaa tooñ ki dof la ñu ne yaa tooñ Jibu Bala gi waaw the thing is man maa oo turam si suma song then from that moom bu mu ko déggee waaw mu message ma directly ma ne ko boy seen ma beat understand bu ma ne seen ma beat bi ma ne ko waaw xam naa ne mu ngi ñëw def dara so man bi ma ko seenee beat bi moom instead of mu reply ma with that beat am na beat bu mu njëkk a jiital understand nga si boobu la ma reply benn waa mu ba pare mu joxaat ma beneen waaw dama si then ñaari songs la ma respond but through loolu noonu yëpp ñu ngi doon chat ñu ngi caaxaan si ron understand nga it was nothing personal. It is never personal when it comes to G because suñu dara they support suñu music. Understand nga suñu shows dafa dañu am shows mu jënd 50 tickets 100 tickets may ko understand nga. Yeah. He's very supportive. Yeah. da nga koo attaque comme disrespect ko whatever. It was just a game back of like that. And we had to do it, and he understood it. Yeah. So, Legi Princess single on that song. Nyata artist. Rax, tabal nga repost, kom kanyoga. Princess single. Princess single. Nyata artist nga for this. Can you name all the artists you mentioned in the songbook? Honestly, I'm not a... Fate ulo dara. Yako bida, yako ways, fate ulo. Princess single ji la fat ñambaas ni den ma dis kenn la fa dis DJ Pisces moom la ba léegi lu tax nga disco ko noonu loo jotee moom Pisces dama believe ne time boobu noonu ngi bëggoon a def loo xamante ne nii ko Gambia soxluñ ko fii daal comme tribal card bu mu dee bëgg a play when it comes to Wolof ak Socé yi man comme loolu noonu bay ñun loolu dunduñ ko xam nga so loolu saa yi ma ko gisee dama ko dee adresse si ko munti nekk understand nga nekkul Pisces even bu mu amee daal issue with the Mandinkas I addressed it because dafa ñaaw understand nga waaye moom dafa ko def ba pare di si dangal di si saaga ni di ndey understand nga so it's only right tamit xam nga defal ko bagage moom tamit nga condemn ko okay yeah so léegi dañoo delluwaat si yow ak Mike Jada gis nañ ne yow yaa Mike Jada am ngeen fi beef bu yaagut nii ngeen dem back and forth waaye Mike dem na ba moom nanguuta tontu mu ne moom du la tontu a lot of people ñu ne Mike Jada daf la ragal loolu moom internet bi ñëpp a ko dew Mike Jada na tontu Easy T dafa ragal Easy T du dee nangoo tontu Easy T yow lan nga jotee Mike Jada Mike jotewuñ dara moo tax tontu ma di moo tax disuma ko sax léegi kan moo njëkk a dis kan yow yaa njëkk a dis Mike Jada wala Mike Jada moo la njëkk a dis comme time boobu nga miin wala léegi non léegi kenn disut sa morom ok bu yàggu du ropp loo soo xanaa pour Mike Jada non ok waaye before nga Mike Jada tebu léegi song boo dis ak Mike Jada lan nga jotee Mike Jada Mike moo anyways dafa demoon ba time boo xamante ne comme man ak moom we were like heads si cypher bi understand ok to be honest man ak moom ñoo doon gën a job time boobu ok mais so ba yeneen rappers si sax dañ doon feel jealous because Mike every week almost every week dañ dee drop song we were always in studio together understand nga su drop dama drop so dafa mel ni Ace man ak moom rek la daan gën a promote because man ak moom ñoo daan génne songs understand nga loolu dafa feel rapper yi waaye dafa dem ba certain point bi nga xamante ne nii comme faana mi dañ doon claim ne man lañ dee def si cypher bi moom duñ ko fa dee def xam nga comme yu demee noonu rek so moo tax mu feel bi some type of way xam nga duga Facebook rek taaga whole cypher bi yëpp understand then after that ma call ko I think dama ko call sax laajte ko koy lan ngaa def nii xam nga mu ne ma boy seen ma bit bu fekkee mu ngi am lu ñu waroon a def mu ne ma seen ma bit tamit xale rek ma ne ko boy wax ma lan moo tax ngay def lii nii rek mu saagaat ma so bu ma saagaatee man nag ko nga sama téléphone bi mu ne ma dama sama montar bi nga iPhone daf la dee moom iPhone moo dee régler sa life waaw go ahead mu ne mu saagaat ma so bu ma saagaatee mu naxari Mike Jada mu saaga la Mike Jada moo la Mike Jada bu mu la saagee lan la wax ma rek lan la Mike Jada wax dama saaga lay fuck you ngeen lan xam nga dafa comme lu def yu la wax da saaga ndey wala la non dafa ma saaga like fuck parce que Mike Jada dafa mun a dinaay moom lu mu def ko de oji do mu ne Mike Jada dafa sàcc crown da Mike Jada mu ne moom yëgul crown bi naka la ñëwee si moom waaye sol na ko ma ne ko Mike loolu naka la possible
but loolu noonu sax xam nga issue time yi xale la mun naa ko so after loolu man ma mer because man moom leena la dëgg moom I might be cool waaye time boobu noonu dëgg dañ over violent like fu ma jugee Ibo Town dañ over violent da ngeen am anger issues dañ over mu dañ bëri problème dëgg dañ bëri problème da ngaa cappa kola kool sax di la wax ne nañ dem xëy understand nga dama am fay nañ dem fay so duñ dee tax dañoo duga rek dem si moto rek dem de ñu ngi dem de dem nañ ba fekk la foo nekk def la lu def so noonu lañ meloon so man bu loolu xam ne xam naa ne mu ngi war a am show bu mu war a perform Jama Hall I think show yi Silky Chris la woon album Silky bless him ma dem xaar ko fa rek mu ñëw rek xam nga ma ko fay xam nga mu dem sideways and all that so after loolu mu gënee track di la teg kan si yéen a ma ñeme xam nga kan moo ma ñeme and all that time yi panda bi la rek time yi designer bu mu drobee panda bi and all that so ma respond ko bu mu ko respondé everybody was like wow xam nga pirim param xam nga rek and after loolu we go back and forth xam nga then after loolu ñu invite ñu open mic xam nga but it was really loolu may woon fa naa suñ first major xamante ne nii ñaari rap yoo xamante ne dañ even a close ñu fall out because Mike time boobu fa naa moom a ñëw ACK isa yeah ba pare amoon na time boo xamante ne nii suma benn rakk jagle am na comme yu demee noonu nañ jege saraka boo bokk ndey baay maa ngi dem tiyo nekkul ndey baay sax waaye comme benn kër la woon understand benn kër xam nga lu ma jaaxal si Mike Jada woon naa ko bàyyi jigéen jugul Mike dama ko wax bàyyi jigéen ba sool li ma jaaxal moom Mike kum connecteur rek jigéen bokk na si du caan Mike fu mu daanu rek jigéen bokk na fa so easy xam nga lu ma jaaxal yeah all of you the Cypher members are very very good rappers like if you go to each and every one of you like seriously hats off for you guys how that's the Cypher bi dañ amoon loo xam ne dañ leen daan teach rap da ngeen di dem class si rap like how did you all manage to be good rappers from the Cypher aja xam nga nu mel mun fecca yow mun fecca bu baax a baax waaye nga bugga xam nga soo mënee dara nga gis ko xam ne dafa am talent bi fecca da nga koo jege soo leen gisee keneen ngeen nekk di continuer noonu su ko defee ngeen a développer seen bopp I think that was it ñun ñëpp ñu bëggoon rap waaye nekkul comme rap yi ay man maa moom lii ñun lañ we wanted rap because we love the art understand so loolu moo tax loolu moo taxoon loolu moo ñu doon indi understand ba pare ñun ñëpp dañ def rek noonu da ngaa ca fa ñoo xam ne we were only rapping in wolof strictly wolof ku mel ni Xibla ku mel ni Lil Oms ku mel ni Bilal xam nga they were rapping strictly in wolof wante da nga xam ne there is something in here that I don't know so it's only right ñu converse ñu waxtaan ñu xam nga ñu wéccoo lu bëri so I think loolu moo ñu doon développe loolu moo ñu indi tam together that is good easy yow ñëpp ñu bari a lot of Gambians su Mike dee para si internet bi sax wala su dee jump or su dee def something or su dee tooñ keneen or su dee tontu keneen a lot of people would say ne Mike yaa ngi tontu kii waaye Easy T doo ko tontu ñemewuloo Easy T a lot of people even me this is how I get to hear your name over and over Mike ñemewul Easy T Mike ñemewul Easy T even ki arrange the interview with you mu ne ma waaw Mike daf dee dof every day mu sa plateforme bi di wax dinaa ko lijjantil Easy T what is it about you li tax nit yi dee wax ne Mike Jada ñemewut la waaw man yaakaaruma ne di honest yow li nga wax ni yaa ngi reede xam ni Mike ñemewut la non yaakaaruma ne daf ma ragal de maybe mu nekkal leneen maybe am nga rek dañ am jaama parce que no wait Mike Jada is a talented artist he's very talented I always tell him that so man in my own thinking if Mike is that talented and everybody is saying that Mike ñemewut Easy T then easy there is a lot in there Tarantino la rek moo ko dee bëgg a dugal moo boy bi la moo ko dee dugal no easy wax ma yow lan nga def Mike biir jamono ba léegi gars suñu waxee rek nga xangalu de wax ñu ne Mike dina tontu ñëpp si industrie ba mu des Easy T non waaye Mike ñu mu tontu bëri na de waaye yow
yow de ñu ne xam nga maa ngi tontu wutam mun naa dem ba affaire si mu boot mu ne hey xaaral ma de lijjanti kenn ma tontu ko waaye ndax may dina toog mu boot mu lijjanti la yow mu tontu la. ah su ko defee tam ma xam ne dafa bañ dafa bëgg jaama rek. yaa ngi ñëw xam naa ne maa moom right now jaama lañ seexu. jaama lañ seexu. ba amatu jaaxa seen kër yi. jaama lañ seexu xam nga. Olo Mike dafa amati jaaxa seen kër yi. déggu ma. Olo Mike dafa amati jaaxa seen kër. non. loolu time xale la loolu time xale la. loolu la gaay ñoo ko de easy gaay ñu ne accused nañ fi naka lañ ko waxatee Mike apparently accused na attaque dafa biiral ba Bassem and yow you did also sa diggante Lil Oms loolu tamit happen na ne danga biiral yow tamit so dañ bëgg a xam ndax yéen artistes yéen rappeurs yi soo leen bifee rek da ngeen dee accuse each other for biiral parce que ñu ne rumor has it ne xam nga Mike Bassem du rumor Mike mu ne attaque moo biiral ba Bassem so ñu ne rumor has it ne Lil Oms tamit mu ne yow da nga biiral ba Bassem xam nga dégg nga sorry da nga biiral da nga biiral wala biiral la non Lil Oms musta wax loolu de rumor moo ko wax rumor mu ngi di suma ko kooku laa ko riidi ñu ne xanaa da nga jotee Oms da nga am bi fa Oms déedéet. amuloo musuloo am bi fa Oms. non. ba ñeme nga Oms. am nga léegi ñu ne Oms mu ne da nga biira nga ne de gaa ñu ne cee aji ma waaw de man xaw ma de man dañ ma ko man xaw so ñu ne Lil Oms bi nga bi foog moom mu ne da nga biiral xëy na daf ko wax sa gannaaw. Oms bu ngeen ñëw de moom de Oms laa am naa ko laaj fan la ECT biirale muy sin ma fii certificate of doom. Oms waxul loolu way. Oms waxu ko. But Oms laa gën a closer si any Gambian artist. ñu ne foo biiral ñu ne nga wax ñu foo biiral. Ruuba mu ne da nga biiral somewhere. Musuma biiral. Musuma biiral. Talibe laa boy. ñu ne Lil Oms moo ko waa léegi xam nga nu mu tudda LG ak Swiss tamit ñoo ne ñu ne Mike dafa biiral Mike doomam mu ngi 15 years. so léegi dama bëgg a xam da yéen rappay soo leen biiralee ndax da ngeen dee biiral ndax soo leen jotee rek ku nekk dafa ñu accuse gaa ñu ne certificate of doom kañ dañ bëgg a xam easy lan mooy accuse si biiral bi kii dafa biiral kii dafa biiral is biiral a new case rap batul bi xew ndax lan la attaque dañu ne doom na de Bassem man am naa doom am naa ñaari doom am nga ñaari doom waaye du biiral da nga sëy waaw dama am jabar danga am jabar bu ne moom taalibe bàyyi la moom dafa am doom waaye léegi lan nga jotee woon na Lil Oms da ngeen bif yeen ñaar parce que Oms suma artiste la facts Oms amoon na time during cypher bi amoon na after suma bif bi when I Mike understand Oms was like siding with me understand Oms maa moom ñoo bokk sëriñ maamam ñoo bokk Baye Rahman maamam ñoo bokk Baye. yaa ngi neexal Oms de xanaa yow da nga ragal Oms. maa Oms ñoo tarbiyandoor. da nga ragal Oms. yaa ngi ko neexal. understand loo de man ak Oms ñoo amandoor fatu benn bés. ñoo tarbiyandoor ñun ñaar lañ soo benn bés. understand nga. so kooku noonu dafa am benn bon boo xamante ne nii moo nekk suñu diggante. ñun mënuñ koo break waaye amoon na time boo xam ne jotee nañ. loolu jotee bi mooy man maa ooyoon turam comme ni ma ko defee ak yeneen rappeurs yi comme dama yow yaa tooñ ñii ñëpp Mike sa yaa ko tooñ Mike moo dee tooñ waaye Mike sa am na ndam si yow yaa ko tooñ non waaye Mike tooñkat la nag Mike moom Gambie yëpp moom tooñkat la moom wax naa ko moom tooñkat la moom jox naa ko certificate of tooñ waaw Mike moo laajte kan moo ma ñeme woon ko ne maa la ñeme loolu la noonu la dooree woon but Oms moom time mu waroon def comme same card bu Mike doon play moo tam dama oyoon like artiste yu mag yi nekk Gambie waaye moom nekku dama ko oosa pour disrespect ko understand dama ko oo just like I did because su ma ko bàyyee sax dafa mel ni comme boolewu ma ko si ñu mun waaw fekk nag jamono boobu moom mu ma mere te man xaw ma ko understand moom mu ma mere personally fekk man xaw ma ko la mere dañ bokkoon crew
dañ bokkoon crew like top tier it was even a label label boo xamante ne ñu fa nekkoon yëpp i mbokki taalibe la ñu ñëpp i taalibe bàyyi lañ understand te benn nit moo ñu tarbiyee yi Baay Rahman moo ñu amee ñëpp jamono boobu understand so dafa amoon yu xew yoo xam ne it's kind of personal so ma ne man may mag di xaaral leen ma bàyyi understand so bu ma bàyyee label bi nag door di xam nga rek door di déprécier si lu bëri understand waaye si diggante boobu nga am issue ma mere understand so man bu ma ooyee turam si song boobu si la bu mu respond si la understanding bi daf ma mere because daf ma oo ba pare daf ma doon ufa sax si song bi daf ma doon ufa des understand demul foofu ma reach out sax xool ko ma ko man texte ko ne ko boy nañ def lii xaalis hello ba suma doom yaa hi na ngeen def aha gisoo yow sa doom bi sax dañ cute tuddee ma ku jigéen ki ceeñal tudda turam nga tuddee ko aji yeah so after lulu si la realize ne dafa ma mere mu bëggoon a nekk after man boo ma xamee ne dafa ma mere te waxul ma ko ma def ko on song ma bëggoon ñu def ko xaalis waaye time boobu mu ngi sign on ak T-Smalls Katato Katato rek def ko comme xaalis because maa ngi moom go back and forth mu gis ma dem after ñu stage ko understand moom a génnal ma stage ko ak Gambie yëpp understand waaye loolu mujjee wutoon a nekk so ma feel ne sax naka la ma desee ba pare jubluwut si xaalis understand ma meroon ba bëggoon a def yoo xamante ne nii waruma ko def sax waaye after si suñu seex ñu ne comme yéen warule naa mel nii non ñu waxal ñu mu cool after mu cool ba depuis boobu ba léegi naka no we will never have a problem yow ñu ne fii rumor has it fii ne yow yaa nu mu tudda OG Log hold on yow yaa Mike Jada mus ngeen a dem physical yow yaa Mike da ngeen mus a am anything loo xam ne because ñu ne OG Log moo ko wax rumor says ne OG Log moo wax ne yow yaa Mike mus ngeen a dem physical ndax yow yaa mut Mike lonkul loolu mooy attaque bu ma ko attaque si sooy circuit bi rek loolu la rek mooy attaque boobu noonu parce que wax nañ ne door ku mut sax yow yaa Mike lonku la de Mike moom mun de Mike mu ne moom naka la ko dee waxee sax paate sew na waaye wëñ la Mike munul dara Mike di sóob wala ko Mike di sóob so dama bëgg a xam easy a lot of you da ngeen dee am beef sii nii and especially now that Gam music bi xam nga léegi a lot of us ñu ngi pay attention because of social media and all of that especially yéen si rapper because dinaa wax ne right now yéen rapper si yéen a still the industry and dem na ba nga xam ne politique bi sax sàcca ngeen ko because and to be honest I'm super proud of you guys because before if you look at politically ndaw ñi foofu leen dee nekk di saagante di duggante di saaga yaay di disrespect kilifa yi waaye ñu ngi nekk si jamono boo xam ne ndaw ñi ñëpp you can focus on Gam music because of you guys. And that's the benefit of beef bigger than because you bigger than that because you bury they could say person they could personal. But man, I look at the positive part of it. The more that Samako de Kenamuna escalate din komuna jalo because at the end of the day it brings everybody back in and the fun of it is just superb. You understand what I mean? Lima to understand more, linga don't want the new battle and we have money from it. This has been going on for a while, but this is a face-to-face battle because man, I feel at this point of the beef or rap battle, yen one can see I halis millions like the neighboring country is doing. So I don't know why that yen can more there, but look at yen better. You're not doing face-to-face rap battles. Aji gis nga suma last encounter ak Ojilo suñu beef wallahi waroon nañ ko stage because man so gisee xam nga Gambia man suma maas yi maybe du ma dee understand man dama dee start dara ñu foog ne kii dafa nekk di def lii because dafa bañ artiste bi understand but then soo gisee ñu dee def beef pour ñu mun koo stage la su ko defee ñu njëriñoo si thank you but then Ojilo reach out na several times even pour mu respond because mom des na ma respond I was expecting a response back man bu ma mu jeex man xee du ma ko dee bëgg a jeexal man sax dama dee bëgg a beef bi jeex man understand so but then issue bi woon mooy ne Ibo Town artiste yëpp ñu bëri comme
amoon naa ko ak gars yi amoon naa waxtaan si gars yi ne ok su fekkee jump in na yéen tamit you have the right jox naa leen green pour ngeen xam nga pour ngeen petel gars yi understand nga kon su ko defee mu nekk Ibu Town versus Serekunda not just Ojilo versus Talibe understand mu continuer wante da ngaa gis ne bi dafa relax xaw ma lan moo tax mu relax oui sa fancy ne Ojilo tapet la ba Ojilo mu ngeen ñëw dimanche naa ko wane yéen ngeen ne tapet la Oji daal waroon naa gisuloo jabar baa ngi ni gisuloo isi mu leen a woon aka raba yi amuñ jabar raba nga am yi ñoom Baye Jeda ji amuñ jabar waaw ñoom Baye Jeda amuñ jabar Ojilo amuñ jabar Lil Oms amuñ jabar jeje amuñ jabar attaque sa amuñ jabar ji yëpp amuñ jabar gis ngeen voilà daal di ba bàyyi moom yàlla laay wéyee teg jabaram teg ay doomam yéen di biiral rek kii si biirale base kele biiral dam kuku kii indi taliti kele Serekunda jàppaleen der di rek LG ak Suisse sax amuñ jabar waaye gars nañ taka Suisse moom markaas la Suisse dina taka Suisse markaas as I was saying the thing was always competitive ma dee bugga comme ñu génn si dara waaye for some reason bu dee mujj even ma Mike sax amoon nañ offer from Sista Njie fana 30,000 one time boobu amoon nañ offer from Saifa bi 50,000 amoon nañ offer from Sofly ak ñu bëri fana ma calculé te lu mun naa $130,000 each waaye after mu jëw tamit comme li nga wax rek I think ne benn parti moo dee bañ comme kenn moo dee bañ they take it personal and mu bañ ndax ragal la tamit ne su ma demee daf maa wii damaa gàccalu dafa drop down suma career it might be all of those things yoo xam ne moom la gars yi think along the line ne su ma demee rabatul ak Easy T suma career moo yaaxa suma fans dama leen a ñaaka you know what I mean so maybe this is the reason why they're not doing it aji man batul na outside the side because pour lose tamit dafa war a nekk a part of someone to be honest exactly loolu yaa dara suma kar because one day baarul la nii rek xam nga lekk sa xaalis and you lost and loolu noonu minute ne comme sa carrière dafa dee exactly understand maybe boy nag naka lay xel waaye loolu is part of hip hop man dama feel gis nga ñun artistes yoo xamante ne nii rap battle time bi nii moo ñu waroon a def millionnaire yes definitely definitely especially now gis nga bu doore easy believe me if you guys do a face to face right now I swear down people will buy dafa gën a fees sax event yu am ni Q City or GCC I am telling you because yéen da ngeen nekk di underestimate beef bu nekk di go on nii because this beef ma ne la askan bi sax ñoo dul bugg a beef bi jeex xoola biñ fi jubóole sa attaque ak ST do you know how many people were complaining that nah we don't want this we don't want it because a lot of us ñun suñ maas yi moo ñu draw si industry man laa la rap battle fu mu am pour yéen I am ready to even buy giveaway ticket pour di si dem seriously because yéen bu leen ko underestimate people are ready to see you guys people are ready to go and support so I think that this is something loo xam ne da ngeen war a xam ne tamit manam I always say that if the talent is not paying you off you might as well leave it because right now lii xew nii tamit come on you guys should definitely do something loo xam ne dafa nekk kii wala kële after at the end of the OG loo Lil Oms is organizing something like that sorry même a bit sorry TikTok bi nii la dee def dee is it puzzle nag moom yëfi noonu seesi la de OG Log no Lil Oms mu ngi organize something like that 30th New Year's Eve but dangaa gis ne mu ngi indi upcoming rappers yi and I'm hoping ne lii dafa nekkan loo xam ne like ba pare I had people have stake money but kii di suñu dafa wax ne kële moo bañ kële mu ñëw mu ne kële moo bañ like I said I think there is little bit fear of one of you guys to say that like you know what suma demee daf maa yaxal suma career but listen we want this give it to us ñun fans we want it I'm ready to battle anybody any rapper out there any rapper ku la nee nga xalaat I'm ready to take them down su fekkee ëllëg la sax ëllëg laa la wax de ëllëg soo rapper yi ana ngeen yéen ñëpp waaw
loolu dafa jarul ragal it's just a easy mu ne ready na pour jël leen mu lose mu win pare na ku bëgg a teg xaalis nga teg xaalis lan ngaa ragal yow sa whole life yaa ngi bina baas lan ngaa ragal lan ba pare ñun dafa am luñ dooree ñun loolu lañ ñu xamee ñun loolu moo ñu war a jóg baax understand demee ba war a tollu foofu booy dañ day chicken out I don't know why yeah this is lo guy ko ñu yeen si yeen kenn waroon naa mu da nekk millionaire and this is true because there is money out there that you guys could grab lose nga win nga take the money and go and put it in your account you know what I mean so and in your career nga gën a mun a lifin waaye Gambia bi moom mel noonu moom lu nekk daf ko di bëgg a def rek pour attention and that's it dañ bëggoon a easy dañ bëggoon sa song bi the devil's work dañ bëggoon a xam lu tax song bi nga tuddee ko devil's work dafa am leena si hip hop remix comme for instance yow nga def track and I like the song and I feel like I can do it use a beat then use the same title that you did that you name your song and I do a freestyle of it understand so Devil's Work was basically Joyner Lucas song xam nga Joyner Lucas American no moo defoon song boobu noonu called the Devil's Work and a whole other thing that was affecting America understand and I feel like I had to do it for it just certain things that was happening here but then basically it's a remix of Joyner Lucas song easy Devil's Work is a song boo xam ne you're literally speaking to God directly lan moo prompt loolu like to me it's a deep song maa ngi ko wax sama carrière baa ngi taxaw it was like a communication boo xam ne yow yaa ngi ko doon am sa diggante ak Yàlla why did you do that dañ bëggoon a xam lu tax why did you do that okay xam nga ñun as in Gambian si wala layman bi human being bi dafa jàppee Yàlla comme ku nekk si kaw asamaan si etam ak yu demee noonu man basically loolu laa doon jéem a daax Yàlla nekkut loo xamante ne nii comme dafa toog si kaw asamaan nuñ ko dee fogee soo juddoo rek loolu nga dee foog soo xoolee asamaan bi mu ngi kaw rek dañ lay jàpp ne Yàlla mu si kaw waaye man lu ma doon waxal suma bopp la rek okay ama feel through the way I was brought up ñun dañ dem ba jàngal ñu ne nekkul jàngal sax da ngaa dem ba xam ne Yàlla mu ne ku ko comme mu ngi si xoli jaam ba ko gëm xam nga ne kon kooku soriwut la so basically man I was talking to myself or the reflection of myself maanaam mooy doomu aadama yu fi nekk or nit yu fi nekk or jaww ji or anything the whole universe I was talking to everyone through me understand nga so because soo bàyyi xel si vidéo bi comme maa ngi bon that very moment maa ngi bon but then lu ma wax mu ngi baax because maa ngi mel ni ko stóor maa ngi understand nga so bon boobu laa doon adresse mu nekk si man not just people out there or Yàlla bu nekk si kaw Yàlla nekk with the Devil's Work ndax mus nga talk and go back to the song and started questioning why did I do this song, why did I write the lyrics, why did I decided to talk to God, or are there moments you go back to the song and said thank God through my career I did a song like this? My perspective, every song is special. Understand? My perspective, every song that I ever did, I will have to have a group of people that are gonna listen to it. Understand? But then when it comes to Devil's Work, nit ñi dañ ko ragaloon ñu bëri si nit ñi dañ ko bëggoon a ragal boy this is really 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 heavy. It's deep. Understand? Comme ñu mel noonu but then man I always put up this challenge su fekkee ne da nga feel ne lii waruma def content boobu si biti understand nga su fekkee ne there is a non-believer out there wala koo xamante ne ni nekkul Muslim doing it and people are loving it why not us te ku ñu xam Yàlla understand nga basically loolu la woon nit ñi dañ lay jàppee Yàlla benn comme benn biin boo xamante ne nii dafa angry dafa ba soo ko waxee dara daf laa bomb Yàlla melut noonu Yàlla fa baax ñun is lovely ñun ay jaamam lañ te every day ñu koo tooñ
so ragal buñ dee ragal yàlla noonu warut a jiitu love moo ko war a jiitu communicate suñu diggante ak moom yenn saa da nga war a am lu la naxaate nga toog nga ne yàlla lan moo tax nga maa def lii lan moo tax nga maa seetaane moo tax nga bàyyi kii sàcc suma lii wala lan moo tax nga nangu suma lii mu collapse déedéet da nga am pour communiquer ak moom te moom loolu la bëgga dafa bëgg a jaam bi communiquer ak moom ñaan ko in fact mu may ko waaye ragal buñ ko dee ragal moo tax ñu jàpp ne ok kii mu ngi dis yàlla fekk nekkul dis just communiquer in with masha Allah yéen a ko dégga anga easy man wax naa la easy man sax maa ñëw nekk si taalibe man das ma nekkee taalibe sax dinaa wécceeku soppi wala tarbi easy let's come to darkest days ak TDE 2016 yaa ngi wax ne 2016 was one of the hardest year since alive. You said you went through a lot in 2016, especially with split at TDE. Then Buga gonna take you through that journey. What happened to you in 2016? Top tier was like my family. I am working Taliban. Kena si ñun moy Ruby Mace mo decide on pour start level understand. Bu decide pour start level mu ne daf ma bëggoon ci level. Yemas Lil Oms, Yemas ADP, a couple of rappers yoo xam ne ñu ngi woon Bruce Lee by then understand. So bu loolu amee ma ne leen baax na nekkul problème. That very moment time boobu noonu. Time boobu fanaa mu ngi am ay 6 wala 7 levels yoo xam ne ñu ngi bëggoon understand, including G music. Don man records ak am na ñaari label yu jóge woon Sénégal sax di woon but then man si lépp lu ma day def maanaam loolu moom ñu bëri xam nañ ko man yàlla moo lay jiitu. suma mbokki ma ne bala maa dem ngir xaalis xaaral ma def ko ngir yàlla. So I side with them but then xam nga level boo xam ne yaa ngi struggle. Ba pare man I was always putting in so dama bëggoon lu bëri dama bëgg lu bëri dama dee bëgg ñu liggéey always dama dee bëgg ñu collab material always waaye dëgga da nga ambitious. loolu noonu mënuñ ko woon a xam nga mënuñ ko woon a push mais noonu understand ba pare mu dem ba jamono bi nga xamante ne xam nga nit ki su fekkee ne yàlla moo leen boole nga dem su ko fàtte yàlla fay naa woon boppam. Understand nga yéen ay taalibe ngeen ay taalibe Baay Ñas ngeen understand nga am Cheikh Baay Abdourahmane ku moom moo nekk suñu Cheikh moo ñu doon always diñu xam nga dañu era suñu gëjee gis na dafa ñëw ba studio xoolal Oil Farms mu ne waaw I just went and listened to the Devil's song. This is the whole idea of it. Like moo tax maa de bëgg artiste yi génna ñi nga xam ne musuñ koo dégga musuñ koo because man suma boppa tey bi ne question bi lañ ma wane go and listen to the song so I had to go and listen to the song and this is why maa de wa easy da ngeen war di génna yéen da ngeen war di jokko ak ñun soo leen amee project bu leen xaar sax aji contactul ma wala kii wala borom plateforme bi listen be on my phone wake me up aji jogal dama am project I'll do it yeah gis nga and I'm sorry a lot of people watching tey dinañ dem seet the Devil's work ñu déglu ko yeah you can go ahead and bu loolu amee dafa demoon ba xam nga jamono boobu ñu ngi woon suñu diggi jamono dëgg nekkoon xale pare ñi nga amoon bakkan comme bu toog kii mu bëgg a nekk si jigéen yi kii mu bëgg a nekk si xam nga jamono boobu àdduna daf ñu soxla dëggantaan so push and pull boobu diggante àdduna ak yàlla dafa demoon ba seetaane dafa dugg suñu understand so bu mu duggee suñu diggante nag si that very moment man maa nekkoon si rap yoo understand daal I think it's best daal ma nekk suma seet nekkoon loo xam ne tax moo xari because su fekkee ne yàlla kese moo ñu boole warutoon a métti rek moo war a daw understand but then that was what I did so tàggatoo bi moo la naxari waaw tàggatoo boobu noonu neexut ma te lu si gën a fole sax tàggatoo nañ ay almost every Friday rek ngeen tasee ba léegi léegi because lu ñu boole moom du mu sa jeex yàlla ñu boole te dañoo dem xadara jumaa dañu am ko dem ko sifa ak xam nga yu bëri dañ ko def together dañu am ko dem taxir dañu am ko dem gaamoo ñoo dee ànd so loolu mënut a deñ so ngeen naa xoolante bët boobu moom like na warutoon a am sant yàlla tamit bu ñu amee kilifa boo xamante ne nii mënu ñu yàq
Yeah. mu won ñu ne despite lii sax yéen ba léegi ay góor yàlla ngeen da ngeen a ànd te ba léegi ngeen ànd waaye jamono boobu noonu loolu xapp noonu neexutoon na dëgg dëgg moo tax like I said moo tax kii de bi the question si dama ko de always mu ne ma ne ko ne congrats because he would take his time and go back to yéen ñëpp and he is part of the gum music so I was just say kudos because tey maa ngi laa indi back to fàttali la jamono yi yenn say na daf dee neex yenn say daf dee métti pour ñu indiwaat leen di leen fàttali lii Easy yow as a musician dañ bëggoon a xam what are your toughest moment as a musician in the Gambian music industry? boy fii artiste bu la waxut ne artiste bu la meewalut ne xaalis yabam la at some point woo dëgg that is the only thing investment was the only thing that was holding us back loolu kese la woon because the talent was up there talent bi dafa kawe woon trop boy dañoo dem Sénégal imaginal balaa ñoom di pap dañoo dem perform foofu noonu level is they wanted to sign us the only problem mooy gars yi dañ dee bëgg a comme pour ñun toog foofu nekk Sénégal I will never do that understand te du man rek du xibla rek du artiste bu dem perform foofu noonu dañ la dee bëgg a Sénégalais understand because they knew that the talent was there and they were ready to pull out money loolu moo amul Gambia waaw loolu moo fi amul fii ku def xaalis yow sax di bëgg a use because gis nañ ko from the likes of Baye Babou Tuni ma fiw xam nga and a whole lot of artists yoo xam ne dañ dee pare pour use la when make money off you and that's it you're gone waaye ñun loolu amuñ ko fii daal I think that is our problem ñun ñëpp la ku la wax ne lii la ay dama lii ay dama déedéet xaalis la xaalis yeah definitely yeah Easy yow jamono yi industry bi gam music industry naka nga ko gisee comparing before I think it's getting bigger every year despite whatever it is really getting big because bu njëkk bi artiste yi benn yoon si at bi la def fekk xaalis ñëwoon ay 20,000 la ay 30,000 su bëree ba bëri 50 la léegi booy yaa ngi make seen own shows and they making millions of it and streaming platforms they're pulling up maybe it's not much right now but it's growing every day so right now it's really good it just have to keep going but then when it comes to sing born hip hop artists we still have to do it together we have to ride together and die together loo xamante ne nii xam nañ ne moo ñu war a jox xaalis let's do it nigga let's make money out of it when it comes to lu mel ni rap battle people want to listen to that still nit ñi dañ love rap battle Lil Oms loolu moo tax ñu bëgg understand maa ngi di man faanam laa de Oms exactly faani attaque yaa fi faani attaque ñoom ñu fi de waaye man Oms la ñoom booy yëpp dañ am talent bi but then xam nga lan mooy issue bi still ain't nobody coming out and saying I'm ready to invest in this definitely that is the only problem boy right now so dem batul lo boy ñu ngi seen business ñi ñu ngi seen kuri ñi ñu ngi xam nga come and borrow for free I'm not sure they're gonna do it dama feel so the only way bu boy mën a ñëwaat borrow list there is cash nobody doing that right now so Easy tey yow soo amoon loo xam ne danga ko change si music industry bi because xam naa ne yéen ñëpp regardless da ngeen yéen a ngi watch and you know everything that is happening because si jamono social media la nekk everything is out there so amoon tey loo change si industry bi lan ngaa change gam music industry first thing and foremost tribalism dañ war a stop because carte boobu noonu ba léegi booy rek ko dee play and there is anything like lyrics yu ma dee dégg lyrics yoo xamante ne dafa yaaxa younger generation loolu nag doo ko understand fekk amuloo doom rappel suñu doon takka di am doom mu leen a romba ñu bàyyi xel ne ñu ngi déglu yenn songs yi rappay takka leen ngeen am doom yi la ñi takku ñi yëpp a si non si la ñoo understand because xam nga xale bu ndaw romba la di wax loo xamante ne leer na leen ne kii lii mun na ko lor loolu dafa métti loolu dafa ubu métti dañ war a condemn la waaw understand even ñun suñ bopp ñun saaga yu ñu dee def sax billahi ñun xam nañ ne war because sa doom su rombee su saagee léegi nga ñëf wala nga impacté ko waxal ko very well ba bu mu ko defaat understand so su fekkee ne day something else
guys yéena ko dégga te Mike Jada tamit daf dee wax the same to be honest ne tribalism bi si industry bi he literally hates it but again ak beneen artist bu yàggu sa ST génn na fi ne One Gambia let's come together you understand what I mean and he did a song bringing every other artist ñu sol tribe bi ñu sol tribe bi easy just to bring you back num tudda Madibuka tamit he does a video last week the same kind of video easy gis na ne am nga rap battle ak few also disante nga few yow ñi nga xam ne dem nga ñoom face to face wala disante nga ñoom kan nga feel ne door nga ko si song wala door nga ko few face to face ba nga feel ne tey nga dem tëddi nelloo ne tey win naa diw saaga kan si ñoom si rapas ñoom ñëpp Lil Oms OG Lo Mike Jada waa léegi OG Mike Jada OG ak Mike Jada uyile waa nga wax naa la ne OG ak kii Oms ñu ngee ñëw ñooñu moom ñu ngee ñëw si biir bi basic du Mees sax ñëpp Mees laa ñoo lijjanti ku ma musa dóor daanu nga waaye tamit ñoom dañ dee dóor de dañ dee uba dóor léegi moo uba miir sax ay dóorante la rek comme gars ñu ne attaque ñemewut Oms ñu ne ñëpp la dee tontu ba mu des Oms ma ne gis nga ñoom ku nekk rek ñu ne kii ñemewut kii nu mu tudda loolu yéeme na torop dañ bëggoon a xam easy yow at this point nit yi déggatuñ la frequently si industry bi dañ bëggoon a xam lan moo nekk di pull back easy mais nit ñi nekkatuñ di ko dégga comme niñ ko daan déggee before for Dolly, I think it's family. Oh, yeah. Yeah. OG Locke said the same thing when he got married. It's like a little better. The second thing, my business. Understand? I start a swimming pool company. Yeah. Called Bella's Construction. So right now, Lulu Monica digital time. Man, song every day. But next year, Munna drop every day a song. I have that. I have the material. Munna talk full at 365 days. Munna release a song every day. That's talent. Yeah. I'm time. Okay, I'm shoot videos. Visuals being a joke. That's the problem. Understand? Yeah. Time really the problem. But su fekkoon ne sax mooy nekkoon moo nekka comme su fekkoon ne music dëgg dëgg mu ngi doon fay comme nu mu waree. Yeah. As a hip hop artist. I totally agree. Done it every day. And I'm super proud of you for having to hold on to something else while you're doing music. And obviously, which I also said to LJ, I'm super proud of you guys because like you have an option more investment see music regardless of what you guys are doing. Te fu mu nekk nii tamit comme li ma wax rek music bi war naa fay te yow it you're part of the family. You've got my number. Yéen xam nga yéen suma séedi koko ngeen. So project boo xam ne mu fa wax naa leen Aji's Corner yéen góor yi laa wax de ba jigéen ñi sax ñoo ñëw sax ma leen suma jëkkër lañ waaye yéen xam nga lay def du ma def wax xam nga lay def déedéet rap battle music rap battle ci boppam rap battle don't do nothing for nobody just bring back rap battle may di rap battle Gambe yow la ñoo tànk ma doon nga problème so wax xaar ma ñëw li jox leen courage tegal leen xaalis nañ batul waaw te xoola saa yu biif amee ñu ne Aji yaa ko taal yaa ko indi baay brain mind bi yaa ko jaxase yaa leen jaxase man dañ ma accuse ba man fu mu nekk su ma gisee lu ma bokk sax dama dee dem boole suma bopp foofu baay problème bi foog ko boole fa suma bopp yeah, to be honest this is something loo xam ne you know malls maa ngi ko doon wax sticky bi malls tamit bi mu ñëwee Angleterre he looked at me and said mënuma understand lu tax ñu dee ñëw Angleterre te doo ñu dee present in UK Mos, Mom, this is something that you should work on. Man ma gisul ñu fi ñu ngi play benn yoon rek. You could have presented us, regardless of what we have, we share it there. Duñ la charge sax ñu door a show, then you could nekk jël waalam dem. And when he said this, I was like, bloody hell, this kid said something so sensible, you know? Wow, lii ma te how many of them ñoom la xam ne dama close ak ñoom Mos bi mu ñëwee ñoo dem seet si man nekk na si man almost a week, 5 days. And then mu wax ma loolu I was like, man naka laa nekk di nelawee
That could have been so easy. Big C won't go down why Big C after mom the am pour stop. For some reason I don't know because I'm not so sure. I'm the someone madama de Manchester hostel konyam ST attack to the halabu jigen be dancehall artist with Sophia Neka fi man ma who's so be started have done the source even everything. But I think next summer I would think of like something to do because Safita be legi jaganama we think of something to do to be honest. Easy bala ñu dem yaa ngi am sa song boo xam ne yaa ngi ko drop recently dañ bugga tamit pour nga waxtaan si song boobu because xaw ma woon ne sa drop nga song recently because sa song bi nii bu ma kii waaye Devil's Work I just went and type it mu isil ma ko rek ma click on it so I will go back and look at that song so dañ bugga xam waxtaane si song boobu noonu song title bi ak lu tax song bi nga tuddee ko noonu ak what is in the song su ko defee guys comme ni ma wax ni Easy T mu ngi TikTok mun ngeen ko follow dem leen YouTube subscribe he is on Facebook Instagram every platform let's support artists man wax naa leen aw ma faw follow I support everybody across the board moo tax kenn du dee xam fu ma nekka su ma ñëwee ma aji yow may nga dee support kële nga dee support kii nga ne kat mooy suma artiste Oji lo ak Lil Oms naka nga xamee loolu yow dee topp dama dee follow Oji moom Oji suma xol la suma séeri koko la sama ko bëggal suma booba waaw suma séeri koko la waaw moom I don't know why man kamola da te suma gën a nekk suma artiste sax de waaye gis nga Oji bu moo bif ak Mike xam nga man tamit man Mike daf ma dee bif Mike every time mu ne ma mu seen mu ne ma ay waaw sa artiste mu drop mu dara man rek ma des si Oji dropal waaw te xam nga funny enough na Easy ñoom ñu bari dañ fogoon ne team Mike la because ma daan binda Mike man noonu laa mel nag gis nga Easy mën ngaa nekk di bi fa attaque ma nekk attaque sax waaye damaa nekk soo ne nit yi foog ne maa si Easy na ñu ma attaque rek fekk sax maa si attaque xam nga loolu moo dee xumbal bu nit ñi yëpp demee is nga dem west ñu la attaque affaire si gën a ne waaye mu ngi noonu gis nga léegi dama waxaati suma artiste yi Easy man tay sa xaar ma toxu si yow man fu nekk laa di toxu farap bi ma soo dañ bëggoon a xam song bu ees bi nu mu tudda lu tax nga tuddee ko noonu ak what entails si biir song bi the song is called Back in the Days. Back to back rather, back to back. Okay. Back to back gannaaw la daal understand nga basically lu ma nekk di def may fàttali nit ñi fuñ dooree it's like a project it's like a set of songs. Okay. Is that a story about you first started? Exactly. Okay. Not only me sa waaye ñun ñëpp. Okay. Across the board. Okay. xam nga am na loo xam ne yow di nga relate. Okay. kuy nekk si life bi dina relate. nga xam ne maybe musuñu maa xam sa bët suñu déggee story bi rek dinañ relate. ok kii mu ngi wax ci time xale lan dañ daan def xam nga comme yu mel noonu. So song bi si boppam maa ngi explain suma dooree starting of my career man bu ma dooree am na benn show bu ma tombé woon. show yi saa la woon show yi Oji la woon dama demoon pour perform but then dañ bañoon ma perform understand ma aye woon perform mu nekkoon loo xamante ne nii digga nagari okay waaye jëlee ko I was like bés dina ñëw dinaa bokk dinaa dem ba ñu ma compare with Oji understand that was one of my mood ba pare dinaa ko explain on a song and tell them that this happened understand ba pare tey dama more a competition boobu when that happened I started working and after Oji maybe mom realized it because he was not the one who denied me to perform understand nga boy mi la rek because time bu upcoming moom dang dee bëgg a take stage di perform but then sometimes suñu xamante duñ la dee allow stage bi which is absolutely normal waaye upcoming mind loolu daf la dee naxari jamono people are like yeah but then dem naa ba after ma Oji amoon nañ collaboration fast forward am nañ beef xam nga fast forward and ma bëgg ko woon ne even though loolu passé na sax am nañ beef it's more of like an apology si beef bi sax nekkul apology but pour woon ko ne mu ngi cool sax understand after beef basically I was talking to Oji Lo après woon ko ne amoon na time boo xam ne bëggoon naa perform sa song but then I wasn't let in they didn't let me perform après ma fàttali loo xam ne nag maa ngi ko nuba si biir song bi I think loolu moom yéen a war a déglu ngeen gas ko sulli ko exactly loolu
loolu gnostic knowledge la comme maarifa mooy gnostic knowledge. tey laa ko seen ku nekk ne ko firil ma nag ama ne ut oms maa laa ñu am nga problème dellu back a little bit si li nga wax yow you like to bring storylines and telling stories. It is said that you're recognized as one of the most wordplay and storyline telling songs. How did you manage to get that talent? Ak naka ko di muna comply nga bole ko in a song to tell the story? Because it's already written here and you're one of the best wordplay and storyline living and storytelling is a song. Lolu, I'm not even the best. I'm just doing like Maze DDF, wala ko Mike, wala ko Holmes DDF, name a few. I'm nga su fekkee ne tamit dem nga school ba pare xam nga the figure of speeches. So sometimes ang ko dee bëgg a boole sa lu mel ni alliteration, man dama over like alliteration. I'm not going to office, and you're the best storytelling in the country. So man, I'll After really, Bilal bin Keba. yeah, no, Bilal hands down is the best. Bilal is the best. Bilal buma dege Abu Mahmoud boy dama ne no. I don't know him. Who is that? Bilal Poetic X, I'm a Poetic X. Yes, I do. Yeah, Bilal Oh is one yeah. Okay, yeah. I know him. Yeah. of Wow, bana, wow, mangenyo, my interview there. Sorry about that. Yeah. No, he's all right. You were saying? No, I don't let the Bilal. So going back to it said that you are one of the best when it comes to wordplay at storyline. So when you tuti silolo no nakanga ko jange be mun ko. Lulu is just English. Understand? Maybe man fumo ute akenen rapa moy. Most of the times suma def suma word dama ko dey explain si in a way bi nga xamantene ni dafa ala spiritual. Okay, boor boobu noonu ñu bëri understand because gis nga rap bu nekk da nga war a am age. Yeah. Man mun naa mun rap yow nga mun rap waaye su fekkee man dama ko boole ak leneen. Loo xam ne yow xamuloo ko rek dama la day jaaxal. Yeah. Understand? I think that is my age. The age is spiritual. Okay. Dama over love spiritual. I'm not a song but I'm easy. You spoke about breakups. Your longer fuck the more they motivate most breakups because there is this song relationship and breakups like Fibida. You said this was mentioned in Princess single song something like you touch on older men making poor partner choices that they were in the frequent breakups. Why did you say that? Your Luisa Halat see breakups like that. The thing gonna tax breakups they happen relationship, especially marriage. Why nyaka am bena jublu way. Understand? If you both want different things. Exactly. Yeah. Su fekkee ne nag benn jubluwaay ngeen am tamit te jubluwaay bi tamit nekkut lu méngoo ak li ngeen war a jublu tamit always of the crash. I think suñ jubluwaay always dafa war a first thing lu war a jublu mooy yàlla. Understand su fekkee understand ngeen loolu njëkka ne ok suñ jubluwaay yàlla lay war a nekk di ngeen yërëmante ngeen dimbale wante te di ngeen loolu lañu yàlla wax waaye loolu noonu dafa yomb fàtte tamit doomu aadama dafa ànd ak seytaane dafa ànd ak understand nga so jamono bu nekk loolu xeexi every day la because every day soo eewoo seytaane mu la aussi danga eew sa mer muuli ku la wax dara nga kubba si kaani fekkat fàtte nga ne yow benn jubluwaay nga am so jamono boobu tam da ngeen dee war a dimbale wante sa morom su waatee diga yu bëri wala dem ba after si sax lay rek ngeen lee nekk naka lu bon rek la moo gisal boppam yeah easy despite the Yansi industry be right now we have not seen you play in most shows you nekk di xew recently then bu ko xam lu tax loolu ndax yow
decide do perform events or ñoo reach out to like what is happening because we haven't seen you on most events at this moment you performing. I think nekkul man sax but ñu nekk di def event right now. Yeah. They don't fully invite hip hop. Bu fekkee invite nañ hip hop artist sax benn wala ñaar lañ ba def. moo tax ngeen ñëw war a di sabar lii di sabar man ma feeca. non da nga foog dañ war a sabar du sabar te dañ leen war a mun wax. ah baax na ok nangu na. ama fi dañ war a wax dañ Dakar bi la war a wax. gis nga suñ dooroon di stage suñ wax yi nii waaye kenn du seeraanaat shows yooyu non kenn du seeraanaat shows yooyu because shows yooyu is really entertaining then gis nga rabarul it's more entertaining than shows yooyu dama feel I think loolu lañu war a work on ñuy stage ñun suñ bopp because Gambia dañ nama loolu Gambia dañ ko nama man booy ku ma cappa loolu la ma dee wax booy ñun dañ over nelaw wow I say this man mi suma boppa seriously I always say this to OG Log yeah and bàyyi seen loxo de loolu la booy man I have it with most of them even Hussein album launch bi start to Hussein anyway reach out na dama ko waroon a defal verse si album am bi but unfortunately I couldn't. Why? So many things happen ba pare time boobu ñu tombé woon tam maa ngi tukki okay so ba pare liggéey tam was calling but then time boobu nekk moom si position boo xam ne okay maa ñëwaat na fekk na rap am na album okay yeah mom he always reach out ba pare so that's it's always online okay and a whole lot of them even small so leen tasee si traffic yeah he like listen that's why I love that boy moom amul xadar waaw dëgg and most of them but then I think ñun ñoo dee desa push du ma ne gaay la ñun ñoo dee desa because suñ we're pushing our material out there ñoom leena la gaay di they're in it for the hype for the business aspect and ñun dañ xala manki loolu that is the fact waaw dëgg la so why should they go for us definitely man I'm glad that you're mature enough to know this. You understand what I mean? Because someone else will sit here and blame this for not doing but at least you're owning up to what you guys are doing. Because to be honest, jamono bi like I said, if it's not bringing money, you might as well leave it. Do you understand what I mean? Focus. Means right now there is money in there. Bijage festival venues like not before. Jigéen ñu ngi génn te jigéen fu mu dem bi mu góor yaa ngi génn fu góor. Après is the younger generation boo xam ne ñoo dugg si lii nga imagine ñoo dañ see nekk ba parti soof leen ñoom tam dañoo dem sa ànda seen doom because léegi ñun you have kids when you are younger. So I think ne yéen tamit sakatuma yéen mi nga xam ne rapasi and I'm glad ne léegi coow bii nii yëpp yéen a ngeen mun a gis sama ba comme li ma wax ñu ngeen mun a focus si yéen to be honest rabatul ngeen feesal venue how about that ku nekk séedoo sa xaalis ngeen dem bu ñoo feesal venue gars yi dooruñ ko bu ñoo feesal stade si loon bi boobu stade kenn xalaat te bii daf leen a surprise de bii soo leen ko defee to be honest easy you guys should waxtaan la guy. Yeah, I would definitely have a conversation about these to all of them, to be honest. Easy. Then we're gonna have there was a event bigger Alliance Franco. Rumor has it event be first now and Gambia support but at the end of the event, rumor has it that you went home empty-handed. Is that true? Why did that happen? Yeah, it is true. Naka la lolu xewé ban la si it didn't say it just said what happened Alliance Franco so xejna yow di nga xam particularly ne bii la event bi o su nekkee both mun nga ñu faram fàccal like lan moo xewoon ci both o benn bi ba nga xam ne lii lu mel ni am na ci the first one was my first mixtape launch. It was really successful because support and the whole family be but for us my family like special on the feeling Alliance Franco but then I think the issue I had was
si bunta bi ñu doon Yeah. manage suma xaalis. Okay. There was a team that was not even my team, another team that was managing. Yeah. Labaj bi ñëwee. Understand nga waaye man bu gaay dooree di lii suma gaay ñoo doon contrôle get sales ak noonu sax waaye man dama leen ne just hand over leen anything because time boobu noonu dëgg la xaalis bi amoon na important trop boo taxutoon ñu def it was my fault I needed to prove Yeah. dafa demoon ba time bi nga xamante ne suma famille dañ ma teg ñu ma bàyyil music demal nga jàngi université demal nga jàngi understand ak yu demee noonu mën na leen ne waaw baax na because time boobu su ma waree dangal leen dama yaaxal lu bëri understand mën nañu film ne kii parewut a baax ak yu demee noonu because jàppe wuñ music time boobu mu nekkoon loo xamante ne nii lu serious la understand nga but lu ma def mooy organise show bi pour indi seen bëri bu gaa yi ñëwee si show bi ba gaa yi gis man that was the point gaa gis ne ok kon kii mu ngi amee vision Yeah. understand and after that everybody started supporting man that was my alhamdulillah understand so xaalis bi nga la nekkut fa woon waaye gis nga ñoom luñ understand utoon mooy man lu ma doon am after show bi si suma family because of that appreciation was even more than the ticket sales way more than because ñu bëri after show bi dañ kontaan nañ ñi mu ngay def loo xamante ne nii dëgg mu ngay après mu ngi positive understand so everybody liked it and ku nekk was tipping a whole lot of money understand Yeah. it was on my cool and it was not even about the tickets second time bi loolu mën a am la woon that was the brotherhood concert understand nga boobu moom dafa amoon suñ ticket si ku ko amee woon balaa event bi moom dañ daaje woon palaasam jëloon benn ticket juste benn slipi ticket la ngay jël Yeah. ñu Copy ko. defaraat bari waaw ñu ko doon jaay si show si bunti show bi Waaw. Yooyu la gaa dee def waaw. waaw loolu moo taxoon after event bi dafa successful Yeah. I can remember gis naa si lu mel noonu si soo yi Miss Jobis ak Big Banga gaa dañ amoon soo ma gis di copy ticket si di taxaw si biti di ko jaay ay xale yi daw and I'm thinking listen in Europe doo gis xale si mbedda bi waxtu bi especially xale di jaay ticket and these were tickets yoo xam ne dañ taxaw si bunta bi di ko jaay naan advance ticket and I'm thinking why would you sell a ticket call it advance ticket si day soo bi get ticket nga di ko like it was really bad so dama am pour def like a video sax di ko condemn ne yéen tamit foofu la seen koom-koom nekk ak seen am te li ngeen a liggéey yépp pour bés boobu la nga gis ñeneen di ñëw di coppi seen ticket si di leen di dab nit ñi ay xale ndaw ne kaay ma jaay la advance ticket dama am pour condemn ko straight away because that I felt it and I felt like ne ñooñu dañoo am pour lose lu bari place bi dafa fees te ñooñu jënduñ ticket and loolu ba tey maa ngi ko condemn si artistes yi yëpp because loolu yéen because like I'm working with an artist dafa métti yéen li ngeen a def man dama dee xalaat sax naka ngeen dee mun a cramer lyrics yi yëpp si seen boppa yi like seriously man dama dee toog ma xalaat man benn woy sax pour like just to put memorize seen lyrics yi sax daf dee nekka moo tax Gambian artist suñ ma reach out baala ma dama génne song nga tiktogal ma ko am like sorry I can't do it because listen pour memorize difin yooyu yow sakatuma nga amee full album sa boppa bi seen liggéey daf leen war a fay to be honest people should stop doing that dama ko condemn am easy balaa ñuy dem bi mooy last question bi dañ bëggoon a xam lan mooy sa relationship ak believe in one record because rumor has it ne danga nekk di collaborate ak ñoom pour nekk a producer loolu naka la fa demee loolu yeah basically Ras naa ko tudda depuis starting business because move you on de Rax yeah man since bu ñu xamante that was back in 2015-16 we've been working together ba pare moom he is this guy boo xamante ne nii dafa cool dama fa nga ne Rax nga wax dama fa nga ne Rax Ras okay sorry okay yeah moom dafa seera dafa cool trop so dafa yomba ñeme understand nga so ñun dañ dooroon di liggéey sax ba dañ dem ba certain point comme dañ doon liggéey financially dama fay dama xam nga ma ñëw mu créer ma dara ma dem dafa génne loolu si diggante daf ko génne company understand nga he was like boy nañ job nañ liggéey whatever project we have in the future you said naka understand nga yeah definitely that was the wrap up and man moom production mi moom dafa nekk dama mën a bàyyi xel kenn nekkul leen ko jàngal understand from that boy Mawji Nova recorded me to Don Man to Ras ñoom ñëpp nekk
dang doon record suma kanam ala mun a wax ne defali mais bu ma ñëwee si raas nag ci moom moo ma njëkk a bàyyi ma toog si studio bi Yeah. understand so that was how I developed through him waaye moom njëkk a moom ma yaatalal daal ba bàyyi ma studio bi ba nga xamante ne dafa génn sax may mun a record beneen artiste okay understand job na a whole lot of projects out there not only songs but then songs yoo xam ne maa ko bindal artiste yoo xamante ne ni ñu ngi ko perform right now I'm a ghostwriter too understand so loolu noonu yëpp moom la sabab bi ngee daal num tudda easy loolu moo nekkoon tey suñ question tey xëy na am na loo xam ne yaa ngi ko bugg a wax askan bi wala yaa ngi ko fi bugg a bàyyi balaa ñuy dem ma wax la thank you very much ma wax Rax tamit thank you very much for arranging this interview dama ko bañ sama message ko tey thank ko because he gave me the opportunity to also have because man su ma leen amee rek ku ma si am si yéen daf dee mel ni souvenir si man is more than like recently I tell them I'm gonna put all my projects man tamit si YouTube bi because I don't want to lose any video because Facebook léegi every 90 days dañoo lifin because this is a souvenir for me tamit ma dem ba nga xam ne toog naa ne am naa kii ak kii and to be honest waaw moo tax man ma leen léegi dama dee tëdd sax du ma dee xalaat sa interview te to be honest dem naa ba nga xam ne yéen ñëpp jox ngeen ma cër bi pour ne su ma konkongee seen bunta rek ngeen ubbil ma ko ma wax leen ne jërëjëf because mu doon nga wax ne déedéet family man nga xale yaa fa waaw xam nga ma miin te daf dee difficult because beginning bi difficult na pour ma am leen waaye yéen tamit dem ngeen ba nga xam ne óolute bi nekk na suma diggante artiste daf fiy jógee sax ne seen mono ba artiste ne ma ñëw naa indil kii xam nga rek yaatal gën a yaatal aar bi ma wax leen ne jërëjëf ma wax Rax jërëjëf ma wala yow it jërëjëf xëy na am nga loo fi bugg a bàyyi askan bi tey ñu may la ko yow it xëy na am na lu nekk ci yow loo bugg a wax te laajtew ma ko tew laalu ma ko tamit mun nga ko fii bàyyi balaa ñuy dem. No, I think we've said the only thing I can do right now is thank you. Alhamdulillah, it is successful. I was really hoping that someone new aiding my question maybe well yombalal nga mako bu baax baax last but not the least I will give everybody listening right now. It's been almost 2 hours. Portmore, Sarah Portmore, say Omar Hanga. Rax Trantino, yo mom defend nga. Yagi daw rap game nak tay comedian nga ami cool. That's to reach help me hanga. That's to te comme li ma daw wax rek si Rax moom ndeysaan de bare la ma message dama kañ la ñoo dem live man nag ndeysaan ñoom ñoo ma de étiki waaw de bare message dama ne ma kañ la ñoo dem live gis naa sa plateforme bi yow it like I told you so amee project wax ma ne aji dañ dem live dama bëgg a waxtaane suma project bi loo am send ma ko my platform is open for you. Trust me. Rax de barek. Wow. Yeah. Yeah, man. Shouts to everybody holding it down. Talibe, we still here. Munna drop electric. Munna talk at next 5 years. I don't know. Yeah. Guys, thank you very much. Thank you. Come almost 2 hours and mun ko waxtaan bi neex na torop. Bugun easy dem way bu len faté momit he's got some things to do man tamit may war dem lek ji ma wax len thank you very much. Elek ma fi am cancer. Elek acidic la am Thursday. So guys, uyu len mu ne talibé bay la. So mu ngi di nak yeen ñep wax leen xam ci yalla nu ne ngeen dem xamidi yàlla nag ngeen dellu si yàlla ñun ñëpp ñu dellu si yàlla waa easy thank you very much guys have a good night kiss